en gaay l'islam na ngeen xam ni ndam laa ngi ñëw seen kanam bu l'islam ji woote bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi fi teew assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bi nga xam ne ci bés yi gën a taaru ci bésu réew mi ci la bokk bés yi gën a taaru ci bésu diine ji ci la bokk ñu ngi fas yéene tàmbali ko gannaaw boo xamee ne kilifa yi nga xam ne ñoo jiite bés bi teew nañu gouvernement bi teew na diine ji teew na ñu fas yéene tàmbali programme bi ci jàmm ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu yeggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin comme ni ngeen ko xamee daarul iman dafa bokk ci béréb bu jàngukaay yi nga xam ne docteur Mouhammad Habib da ko sos ànd ak mbokki jullit yi pour participer ci lépp loo xam ne day développer réew mi ci wàllu xam-xam ci wàllu xelaat ci wàllu tabax nit ci wàllu defar nit léegi ñu ngi toll daanaka ci ñaar fukki at ak lu teg rubu qarnin min zaman dina jaadu dina rafet ñu dajee sant yàlla subhanahu wa taala daal di jógaat jóg bu bees résultat yi nga xam ne yàlla maye na ko ñu ngi koy gis fu nekk ci réew mi gouvernement Sénégal gis na ko di ko tiitaroo fu nekk diine l'islam gis na ko di ko tiitaroo fu nekk kon bésu tey bi bésu sant la suñu borom ñaan ko mu dolli ñu ba yéene yi nga xam ne daarul iman am na ko yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njortu ba mu daj Sénégal yëpp daj Afrique yëpp daj àddina bi yëpp incha allah. Daarul Iman, une institution de référence. Daarul Iman, une fierté pour le Sénégal. De 1997 à 2022. 25 ans d'expérience. Daarul Iman s'est fait un nom dans le système éducatif. De 1997 à 2022. 25 ans au service de l'éducation. De 1997 à 2022. 25 ans d'abnégation et de sacrifice. De 1997 à 2022. 25 ans d'expérience. Daarul Iman, un quart de siècle d'offres éducatives performantes pour la valorisation du culte de l'excellence. Sous la conduite d'un homme bien déterminé et engagé, je veux nommer Docteur Mouhammad Habibullah Sy. alal andi docteur a liggima. Docteur Mouhammad Habibullah Sy. liggéey wone laaɓi amo feewi amo yuɓɓi amo waɗa encadré. Docteur Mouhammad Habibullah Sy. kala karallagal paturgal e jangde ko wiyete pédagogie et enseignement kala ko wawi wonde. Daarul Iman, une institution de référence. allah ne andi min jii ɗum ɗo min tawi ɗum ɗo min goni ɗum seede. Docteur Mouhammad Habibullah Sy. mu naqari baa mu neex mat na gaynde. Docteur Mouhammad Habibullah Sy. farlu ga ak dogu ga si wa tax ñu koy demandé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الرؤيا واضحة، قيادة في إعداد إنسان صالح واعي يشارك في إصلاح مجتمعه وتنمية وطنه. وهدف المؤسسة الوحيدة إعداد كوادر المجتمع بالعلم والإيمان على هدى القرآن والسنة. على هدى القرآن والسنة. man sama tur Mamadou Boy la
parent d'élève la am naa ñetti élève au niveau de Almadies 2 waaw. bon ñun bu ñu indee suñu élève Daarul Iman je pense que moom comme li ñëpp wax la rek vraiment bu doon français rek je pense que école français yi am na c'est parce que aspect religieux bi moom donc c'est l'aspect religieux moom moo tax vraiment ñun ñëpp ñu indi suñu doom d'accord parce que ñun suñu doom ci ay école français lañ nekkoon mais dañ leen génnee foofu indi leen fii waaw donc vraiment aspect religieux bi moom moo tax ci loolu aussi vraiment ñu ngi sant yàlla ñu ngi ciy am aussi satisfaction bu baax vraiment suñu doom bu ñu ñëw saa ñu fay demee weer bu dee dinañ leen évaluer bu ñëwee kër ga dinañ leen évaluer vraiment sant bu baax li may wax nag di sant ñëpp di sant docteur Habib di sant encadrement bi yëpp parce que vraiment bu loolu amee aussi encadrement bi il faut que ñu leen di sant parce que ñoom ñoo nekk à proximité des élèves vraiment di leen gën a ñaax vraiment. parce que samay doom depuis jardin ñoom ñi ngi jàng maa ngi tudd Oulimata Sow di yaayu Fatimata Sow ak Aminata Sow sama doom yi kenn ki mi ngi def CP keneen ki C2 lay def mais macha allah lu ma fi gis daal macha allah sant yàlla di gërëm Habib si bu baax a baax a baax a baax satisfaction bi ma am moom mooy jàngale bi macha allah daal. man maa ngi tudd Mor Dieye sama doom tudd Omar Dieye di jànge fii ci institut Daarul Iman waaye wax dëgg yàlla am naa satisfaction totale am naa mbégte ndax li tax mu dugal fi sama doom reccuwuma ko ndax bu dee jàng gis naa ne teg nañ ko ci yoon te ñun loolu rek lañ bëgg parce que bu ñuy jël suñ xaalis di fay ak di sonn suñuy doom pour ñu yaral na leen ak jàngal leen moo tax waaye wax dëgg am loolu am na fii ci Daarul Iman. min ko jaaray ba minnete min nene Dieynabou Diallo petite section et Boubacar Diallo grande section donc la weltori Daarul Iman fota wona seeɗa wallahi satisfaction ko mi yi kon ɗon dankade fayɓe amen ɓe moƴƴa éducation no woodi ɓe wawi janngude alqur'an alhamdulillah machallah je suis vraiment contente et fière de vous. maa ngi tudd Amath Niang nekk parent d'élève sama doom mooy jàngee fii ci Daarul Iman bi ngi ziar ñëpp ñëwoon tey nag ci assister ci anniversaire bi di rafetlu aussi seen liggéey fa tabarakallahu set na sell na ñu ñaan yàlla aussi yàlla jëmale ko ci kanam. parce que njàngu diine dañuy toll ci jamono boo xam ne jamono bu doy waar la te sunu doom yi bu njëkk dañ leen doon jàngal nasaraan kese jàngu diine bi. dañ ko daan jàng à part jàng nasaraan bi à part te li ma ci gën a neex mooy sunu doom yi ñu ngi maîtriser français bi di jàng alxuraan di jàngale anglais en même temps man sama doom bi fi nekk léegi yàggul mais fa tabarakallahu gis naa amélioration bu bëri ci wàllu njàngam parce que am na école yu ma ko jotoon a dugal waaye bi mu ñëwee fii ba léegi wax li xaq wala kaana mu ran waxal dëgg donte dañ lay rey waaye yëg naa ci satisfaction bu baax a baax ci wàllu njàngam ak éducation surtout ci wàllu diine fa tabarakallah. assalamu aleykum fogole séeréer maxey meeke no daara Iman daara docteur Habiboulaye Sy xa taanes ndef meen a njanga a njega meen tig naxik ndiiki gara ɗeetiida den nda a cangale daal a faaxa lool a cangale xooɗa a saɗka awe njanga normalement jege meen benn jafe-jafe meen a ngenu ana ngatiida korité wala tabaski kese ndaga im men benn jafe-jafe a cangale faaxa a faaxa lool muxu jeg na daano ɓeem wala o ndaanof wagano at men te jangida men a cangale faaxa de mi de contanam na den a paax. Binta Hawa Diallo, parent d'élève, elle fait CEP ici à Daarul Iman. Je remercie l'Institut Daarul Iman de pouvoir nous donner l'éducation de nos enfants bilingues. On enseigne nos enfants français, arabe et surtout le Coran, Dinul Islam. Ça nous satisfait vraiment. Daarul Iman abetiyata bak ala karawon betiyata ila kulta kunta ila kulla kunta ibe mul karandi la mul karandi dinul mim be karandi ila karawon be betiyari ila kul be la kundi bak la kunke dun suda anintila ila karawon be betiyata telefon bole to bi bebe kontanere ne be kul ke la do mandin ba kontanu da mane ben kunna ni ndare am bebe jeto alhamdulillah. maa ngi tudd Landing Sagna di niyaayu Moustapha Sané et Mamadou Mbaye
waaw xale yi ñu ngi juddoo Espagne mais tur daara ji moo fa egg loo tax ñu andi leen fii ñu sakku xam-xam ginnaaw loolu maa ngi am kontante bu baax ci seen liggéey waaw seen liggéey moo tax seen tur egg fii ba Espagne awma seen fay xale yi dañoo ñëw amoon nañu problème langage français ak langage arabe espagnol rek lañ koy mais environ 3 mois 4 mois adapté nañu lakk nañu arabe lakk nañu français maa ngi am kontante bu baax ci côté boobu nag. ba nene Mariama Julde Diallo CI vraiment école on miɗen weltori ɗum moƴƴa par ce que ɓe jangina ene wonde e diina ene wonde ɓe heɓa hen hakkille ɓe heɓa hen diina moƴƴa par ce que cukalel à l'âge 5 ans ene juula ene janga ɗon kay ko machallah Allah nawre école on yeeso maak sëriñ bi moom yàgg nañu depuis Diacksao 2 ma topp ko ba fii ma indi fi samay doom ak samay jarbaat am na ñoo xam léegi ngi États-Unis am na ay doom yi nekk Jacques Mbao ak ñu nekk si daara bi kontaan naa si liggéey bi kontaan nañ si trop. te ñu ngi sant yàlla bu baax parce que biñ fi dugalee suñu ay doom gisuñu fi lenn loo xamante ne ni metti nañu fi wax dëgg yàlla macha allah parce que bu dee jàng diine bi ñi ngi koy def ci xale yi te loolu am na solo surtout fi jamono bi toll aussi tamit français bi macha allah te gis naa ne aussi ñi ngi commencé anglais bi. donc dañuy ñaan yàlla rek ñu ngeen persévérer bu baax ci côté boobu ñombode saaf ku paalom ku joola ni saaf institut Daarul Iman Yanya Sicap Mbao ni saaf a directeur woli le directeur général monsieur Abiboulaye Sy e wana arambenol limi di Sicap e jupo ni ngole nay rek ku ñela kololi ñe ki ku ta ko tu ñe ujitu me wo ko tu ñe éducation islamique bonu jitu me jardin d'enfants ni ngole nay rek ñe nu kakati yo parce que nafay do yom a ñelaw très tôt na manji wama wono mi dine yola e ramben aw aje be koreta ñelaw pan fang man hente di kanyana kiya surtout jamana wuye ya nomaña yu manje a parent ano sanu jukena jakali di comportement yati kuñela kon nak wane mi de lawule wono mi wula tu wanu fota mi du kola kolola nu juma di kuñela kolola manu jituma di ku jaw ku karang éducation religieuse yu manje kanen wala ne rambeno la di ka korak Daarul Iman wane rokum di Sicap la tu wala nu pin manu ban jardin public Yanya Sicap o Abibou Sy o ajonen yo te kanen kan place yu manje wano san wajakuta uyanore yanyorto mais alhamdulillah nana jone num espace yu nya kanu yo jardin wa menge wajako puputo kon nak alhamdulillah wuli ko ba di ko remercier wol sant bu ñu sant yàlla nag ñu ngi ci jublu xéwal yàlla yépp boo xam ne yàlla def ñu ko defal jëm ju ñàkk solo bi ak ñi ma àndal ci liggéey bi ak ñi ñu wóolu indi seeni njaboot ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla borom bi dénk mbir yu mag yi te ñu ànd ci ak ñun ñëpp ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala falahu alhamdu wa lahu shukru wa lahu alminnatu wa lahu thanaau alhasan ñaareel bi mooy jataay bi jataay la may sant sama ñaari wayjur kenn kii di Ceerno Mouhamad Ceerno Hamidou Sy fale ci Jaataar keneen kii di soxna Aminata Samba Dieng fale ci Wuduru nga xam ne ci ñoom la yàlla jaarale ñëw ba ma ñëw gane si ci àddina ñu jàngal ma
ñu yar ma ñu tegte ma duggal ci man lépp lu ci mën a teguwaat ñoo ma wane yoon boobule foofu ñu tëdd yàlla borom bi subhanahu wa taala na leen may foo yërmande bu yaatu defal ko mboolem ñi génne àddina bu ñu génnee àddina it yàlla defal ñu ko ñun ak mboolem jullit ñaareel bi mooy damay sant mbokk ñi nga xam ne bi ma jàngee fale ci Fuuta jàngee ji fale ci Mauritanie jàngee ji fale ci Arabie Saoudite jàng ji fale ci Soudan ma ñëw fi ma am xalaat buggu defal sama réew dara ci li ma mun wala jéem a defal sama réew dara ñi nga xam ne ñu am kóolute ci man am ci man yaakaar indil ma seeni njaboot boobu ba léegi nii mu am 20 at ak juróom dama leen di sant bu yaatu sax ndax ku bëggoon jàngale indi luñ la ay doom yaakaar naa ne doo mun a jàngale surtout nag balaa liggéey bi di ràññee ko balaa kenn di xam sax liggéey bi damay faral di tudd toujours dem ci yàlla sunu mbokk sunu xarit alhaji Ibrahima Dia ak sunu mbokk mi toog ci saal bi alhaji Mahmoudou Thiam ñu njëkkee fii indi seen ñaari doom ñoom ngeen gis leen ci photo bi man nag soxna si toog mooy Habibatu Mouhamadul Ghali acc ci ñeent ndongo yooyu lee la ñu wax ne bismillah boobu jamono ci 1997 te xamuñu woon ñoom i tamit xamuñu woon waaye yàlla xamoon na moo tax ñoom ma leen di sant waaye sant mboolem parent d'élève bu fi indi sa doom ci daarul iman ngir yaakaar bi nga am yàlla bu kenn yaakaaram tas ci ku fi indi doomam ak ku fi nar a indi doomam waaye damay sant mbokk ñi nga xam ne ginnaaw ñoom ñun ñaar ñooñu bu ñu ne bismillah ñeneen ñu ciy teguwaat ci 20 at ak juróom ci ay professeur ci ay maître coranique ci ay toggokat ci ay fóotkat ci ñi yore sécurité bi ñi yore faju yaramu xale yi ñi nekkal seen yaay nekkal leen seen baay ñoom ñépp dama leen di sant gërëm leen bu doon man jëmm ji kese du ma mun a liggéey bi nga xam ne moom la ñu ci sant yàlla kon nag yéen personnel daarul iman yéen ñëpp dama leen di sant bu yaatu yàlla na yàlla borom bi nangul leen li ngeen di sonn ko fii ci daarul iman nangul mboolem ñi liggéey yàlla borom bi subhanahu wa taala. fadilatu docteur liggéeyal sa réew moo la ñor ba tax guddi ak yaa ngi ci waar wi di bay ngir Sénégal naat di bay ngir Sénégal naat. To be a national, educational and social institution at the forefront of training good citizens who work for reform on the teachings of the Holy Quran and Sunnah. An institution that distinguishes itself by its will to conciliate originality and modernity. 25 ans à en juger son aura, sa prestance et ses résultats. Le complexe éducatif islamique Darul Iman est décidément bien intégré dans le paysage éducatif sénégalais. 25 ans et déjà tant de choses accomplies. Nul doute que d'autres plus belles sont à venir. Un coup symbolique qui lui laisse de belles années pour encore former des citoyens modèles. Que du chemin parcouru depuis 1997. Au départ, le projet d'un homme, le docteur Mohamed Habiboulaye Sy, directeur fondateur de cet illustre établissement. Une foi inébranlable, une abnégation sans faille et un objectif éminemment patriotique. Merci. Darul Iman, une institution de référence. Darul Iman, une fierté pour le Sénégal. Darul Iman, pour la restauration des valeurs. Darul Iman, pour un Sénégal émergent. Pour un Sénégal émergent. Pour un Sénégal émergent.